responsabilité. alors xam naa ni bëri na ay poñ yu ñu war a waxtaanee honorable dañuy jàll rek ci tournée économique bi nga xamante ne nii déjà moom mi ngi koy entamé am na ayu bés gi ñu génn fi mu jotoon def ak wërngal tournée beneen ayu bés yu ñu jëm itam ñu ngi koy annoncé feneen alors déjà sur la format moom nee na tournée économique la te mi ngi ci insister que ne ci tournée économique la nekk am ne ñu jàpp ne day politique wala ci campagne la nekk déjà importance wala impact tournée boobee yow ban jàngat nga ci am. xam nga importance beeg impact bi dama koy bàyyi ki nga xamee ni moo sooke tournéem. boo ma laajee ndax am na sañ-sañ def ko ma ne la waaw am na sañ-sañu def ko ndax muy président de la république bu Sénégal. waaye ñun ay sénégalais lañu. te wolof nee na da ngay dàq ganaar waxaale ci sa soxla. kon munul moom tamit sañ yeewuñu ci ni rek tournée économique lay def ba ñun ñu topp ko ci ndax ku mel na man xam na lan mooy li nekk ci suuf ndax conseil des ministres décentralisé yi ñu defoon ca bu njëkk ba man mii maa ko def man mii maa ko inventé te intention ya ma ko inventé loon xam naa ko bu baax kon nañ ko bàyyi mu dàq ganaaram waxaale ci soxlaam ñun tamit mu may ñu liberté ñu bàyyi ganaar gi wax ci soxla gi nga xam ne moo ko tax a infrastructure yu mu ci inauguré ay hôpital yeneen infrastructure yi nga xamante ne nii est-ce que mënuñu jàpp ne aussi ci li mu ne tournée économique ci la nekk xëy na la mu diggee woon ak askan wi ci la nekk. xam nga yooyu mooy dàq ganaar gi. soxlaam nag. moom mi ngi koy dox te ñun nag soxlaam moo ñu intéressé. soxlaam mooy li gën a fës ci li nga xamee ne moom la tournéem jàngal mooy que ni mi ngi nekk. ci wax ji li muy rëy rëy yépp génnul élection locale yi génnul nan la ñuy tànnee ci biir kuréelam génnul candidat yi xam leen seen wàll xam leen ni maa fi buur di bummi balaa kenn di tànn maay tànn ba pare loolu mooy les éléments factuels yi nga xamee ni moom la ñuy takk téye ko li ci am solo ba am solo mooy que ni dans l'action d'un homme public dimension bu nekk mënees na ko si gis li nga xam ne moom laa sawarul mooy que ni ñu bëgg a yeewu nit ñi ci élément boobu ce qu'il nous faut mooy que ni ñu xool de manière profonde fii réew mi toll tey jii ak li ñuy dund quelle est la réponse structurelle lan mooy tontu bu wér bu profond bi nga xamee ni moom mi ñu dénk lenge yi indil na ko Sénégalais justement jotoon na def tournée bi nga ne sax yow yaa ko créé muy conseil des ministres décentralisé yooyu est-ce que jotul woon kon ci sa gis-gis ñu def évaluation parce que nag wër Sénégal wërati ko ba war wax fa ne di nga fi bàyyi nangami milliards est-ce que évaluation warul woon a jiitu xëy na ci beneen génnaat def beneen tournée bi nga xam te ni mi ngi koy waajal pour Sénégal. xam nga loolu mooy permettre rek ma continuer ci transition bi. pour wax ni la diggante Ndar nga dem Diourbel. jàll Matam dem Tambacounda dem Ziguinchor ba ngay dellu si Ndakaaru foofi dem ay diggé à plusieurs centaines de milliards la ñu wax ci biir conseil des ministres décentralisé wolof nee na nag bor du am rak li nga xamee ne moo war a tax ñu mën a natt suñu développement mooy boo defee programme boo xamee ni jàpp nga ni acteurs économiques yi administration locale exécutifs locaux yi miggante maire yeeg président département yi ñoo àndandoo xool ni lii la seen région soxla boo ñëwee waxtaan ak ñoom indi say gouvernement indi say ministre li wér mooy bu ñu demee ba mu am diir war nañu mën a taxaw def une évaluation nationale ci li nga xamee ni mooy jeexitu voyage boobu dafa waroon nag deuxième tournée économique bi muy def dafa waroon dellu Ndar ñu évaluer li nga xamee ni 200 ak quelque voire 300 milliards yi nga xamee ni dugaloon ne que ndax 300 milliards yaa ngi fi 355 milliards ndax mi ngi fi fan la manqué ak fan la des bu dee acteur politique bu nekk sa dëkk boobu dina ni man dinaa am jafe-jafe natt lu ëpp 50 milliards yoo xamee ni dugg na fa boo demee ci yeneen dëkk yi tamit noonu ngay amee déficit boobu tax li indi performance ci wàllu gestion te loolu Sénégalais yi dañ ci war a yegg léegi wax ji dafa bëgg bare jëf ji moo am solo ndax jëf rek moo takku par conséquent dañu war a natt acteurs politiques yi ci kàddu yi Baye Abdoulaye mu baax ma yàlla na yàlla yokk leeram danaan gor tigi mooy ki nga xamee ni waxi démbam ak waxi daawam dafa méngoo jëfi démbam ak jëfi daawam dafa méngoo te Sëriñ Tuubaa na fa ànd allah bi barakat yi dafa ne ku aju si ku mat dal di mat ku aju si ku des dal di des ni kilifa di mate mooy ci kàddoom te arab dafa ni al xurru xurru maa lam yatakallam nee na gore na te waxagul kon quand un président de la République prend la parole de manière solennelle à travers un conseil des ministres ni lii ak lii la ñuy def ci région bi bu demee ba at ba jot
dafa war a taxaw ñu xool de manière froide et lucide. ñu xam ni lii moo ci manqué. ça permet même d'évaluer les politiques publiques mais dinañu mën a permettre ñu xam lan mooy gàllankoor yi nekk ci territoire yi ba bu ñu amee décision ba bu ñu génnee xaalis njeexit la du feeñ ci biir région yi. alors yaa ngi wax sànq ne dafa am intention bu taxoon ngeen di def conseil des ministres décentralisé yooyu lan mooy intention bi d'abord ak lan moo wutalee conseil des ministres décentralisé yooyu nga xam ne waxoon nañ ci 2500 milliards ak tournée économique yi nga xam ne le président de la république mi ngi ko tàmbali boobu ak léegi mi ngi bëgg a defaat diir. xam nga intention ba sa jamono yooyu boo ko fekkee yaa ngi def chronologie événement yi ñu ngi soog a doon génn ci élection présidentielle dëgmal ay législative moom président de la république mënatul wàcc ci kaw jóge ci kaw cëppeelu ci biir élection yi ndax élection yu présidentielle yi mi ngi am ci conditions yi jafe-jafe ba moom mu ne reddition des comptes la patrie avant le parti. En ce moment-là les valeurs yi taxoon ñu doon fal nit. je crois qu'ils étaient vraiment très visibles et très pesants. valeurs yooyu moo taxoon il avait énormément de difficultés pour mën a seet ban porox ndolu lay jaar pour dàq ganaar waxaale ci soxlaam. ci kaw loolu ci laa ko proposé ni ko. territoire yi en tant que ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire am na ay déficit yu jéggi dayoo yoo xamee ne am nañ ko et les gens comme régime bu bees dafa ñëw ils apprécieraient vraiment dina indi proximité ci diggante njiit li ak askan wi que mu wàcc sur le terrain pour mën a jox nit ñi opportunité pour ñu participer inclusivité bu war ci li nga xamee ne mooy programme de développement yi ma ne que liggéey boobu liggéey la boo xamee ni ak loo mën a def fu temps bi mën a toll sa obligation la jógal nga def ko nga dàq ganaar waxaale ci sa kon campagne électorale déguisée. non loolu moom boo xam ne yéen partagé ngeen ko parce que yéen woon ci biir nga ko waxee. gis nga Fatou. waxtaan dañuy waxtaan rek. xam nga ñun depuis bi nga xamee ne la ñu wax ni président de la république warut a jiite parti. ñu lànk ndaare am ñu bañ ni dañuy nekk seen bopp parti yi nekk président de la république lu ñu mënul mucc ci dàq ganaar waxaale si soxla. donc il faut que ñu constater gis nga affaire bi affaire naafeq yooyu jaru ko ci. il faut qu'on ait le courage d'appeler un chat un chat. il a peur des élections ragal na élections yi ni muy mujjee xamul lan mooy pexem te yaakaar na ni bu toogee ci biir palais musiba mën na ko cee fekk. et deux choses l'une mu jël lu légal wala lu dagan ëmbaale ci beneen i soxlaam. donc aucune différence ak tournée économique yi li mu doon def muy conseil décentralisé yi. amul différence dans la mesure où mënuñoo bañal président de la république gu am réew mu wàcc ni day may wàcc sur le terrain. c'est tout à fait normal. en même temps xam nga man fi ko nit ñi teg ak problème bi ñu ko jox moom laa fi gisul. su fekkente ne day dàq ganaar waxaal si soxlaam na dem dàq ganaaram ñun ñu discuter ak moom ci soxla. mais natt na dooleem de amu leen ci benn tiitaange yéen ñi fare ci opposition bi bu ñu waxee amuñu opposition buy opposé wu le président la dajale mbooloo mu toll noonu même si ñi ngi wax ne ay militants car rapide la ak lu mën ci doon mbooloo mu takk ñoom ñoo ko teeru fi mu demoon. xam nga dafa am loo xamee ni mooy li wér ci réew mi. tey jii man ak yéen bu ñu waxtaanee dëgg te naxante wuñu xam na ni boo demee ci banlieue bi wala nga dem ci dëkk yi bu mu mën a doon naka nga gën a sore Ndakaar nag mu gën a tar ñun ñëpp xam na ni ndóol ak ñàkk tey jii la waalo gën a aay ci réew mi dernier enquête yi wax nañu ci biir Ndakaaru gi am na borom kër yoo xamee ni benn yoon la ñuy teg bool li ñuy teg kàddir ci seen kër te somme bi la boo xamee ni du ñu ko suukar dañ koy xorom donc loolu mooy la réalité profonde bi nga xam ne amul ay weer dëkk bi presque nekkoon na au bord de l'explosion diggante boobu nga defe ni est-ce que dama lay laaj di ko laaj yéen sénégalais yi yaakaar ngeen ni diggante bi ñu mujjee ba ay lëf si doomu Sénégal lu ëpp fukk ak wala ñaar wala ñett ci sénégalais yi faatu fi jàpp ngeen ni ci diggante bi lenn soppeeku na ci réew mi man de gisuma lu fi soppeeku kon nag la nit ñi ngànkoon démb ba tax Ndakaaru tar loolu Ndar tar loolu leneen gox xaalis si réew mi tar loolu. mais justement apporté na ay solution parce que bu ne déglu naa leen itam fas yéene génn comprendre naa leen ni nga ko waxee ba noppi génnee xaalis koppar gu takku teg ko ci taal bi loolu début de solution la ci le président de la République nag honorable ak ñi nga xam te ni ñoom la ko seexal askan wi voilà ci mu faj seen soxla alors bu génnee ni nga ko faatu waxee mbooloo dar ko ay sympathisants loolu itam xanaa mënuñu ko bañal. xam nga problème bi man discuter wu ma ci ñaata nit moo fa nekk ndax buñ dee ay sénégalais te dëkk ci réew mi
xam na ni nan la nit di feesale ab saal su fekkee dañ rek bëgg nga sa mbooloo fees loolu du problème bi le vrai problème da ngeen laajte bu leer nañ moo di ndax sénégalais yi jox nañ ko boppam déet ma ni leen nañ def nànk ndax amul ay fan sénégalais yi nekkoon nañu presque au bord de l'explosion bu dul woon li nga xamee ni Serigne Mountakha yan na yàlla yokk taxawaayam ci réew mi moom ak ay nawleem yi nga xam ne ñoo ŋànk diine gi intervenir nañu surtout du côté bi ñu féete ñun muy M2D kon loolu mooy li nga xam ne mooy li wér ma ni diggante bi ceeb wàññiwu ko fi diwlin wàññiwu ko fi jafe-jafe yi ñu doon dund ñun ñëpp tey la waalo gën a ay tey la gën a tar ci askan wi ma ni yooyu laa ni mooy les vrais indicateurs yi nga xam ne mooy tax nga mën a xam ndax njiit li am na présence bu wér ci réew mi wala njiit li mi ngi nekk ci gént yi nga xamee ni yeewoogu ci ba léegi ndax bu ni woon dégg naa te dégg gi matale je pense que ni duñu jël ay emploi saupoudrage ndax emploi saupoudrage ñaari qualificatif yi mooy tax ñuy wax emploi il faut que mu sax ba pare mu mën a may nit ki mu gis ci boppam il faut que mu doon un emploi durable et un emploi décent defal nag synopsisu mboolem proposition yi ñuy wax ce ne sont que des assemblages d'emplois précaires extrêmement précaires gis nga tey jii wala gis nga réew mi fii mu toll nii man su ma doon moom au lieu may naan tëb rek ni 150 milliards a ngi nii damay jël 150 milliards yooyu diviser que en 400 000 bourses familiales pour une période de 7 mois 7 mois yooyu kër gu nekk ci 400 000 familles dooleeg lañ doon def ca bourse familiale yu njëkk ya dooleeku si mu soutenir les ménages pour que charge bi nga xamee ne moo nekk ci ndoddu boroom kër yi ba tax tey jii kenn sañatul génn ndax dama am sama xarit dafay wax ni benn waaye dafa xëy suba ñàkk dépense amul lu dul téeméeri dërëm bi mu yeggee këram xam nga ni du ko doy dara ndeysaan bi mu tëddee mënta nelaw bi fajar jotee bi mu déggee allahu akbar ji mu jég ni yeewu na làmb yaram bi daal di ni oxoo yeewooti naa mais honorable est-ce que tamit jox nit jën jàngal ko nu ñuy nappee gënul loolu nga wax bourse familiale bi defal la ndekki defal añ defal la reer bu jëloon tey comme ni mu ko proposé 150 milliards de francs CFA dagg ko peut-être 450 milliards dagg ko ñetti parti benn ndaw ci benn kër wala ñaar wala ñett wutal leen xëy du solution bi est-ce que nekkul di wut pexe nag mi ngi góorgóorlu aussi ngeen reconnaître ko yéen ñi fare ci ku jëkk politique gi mais xam nga ñun tamit il faut que ñun ñëpp ñun politiciens yi ak sénégalais yi ñu sérieux ab kilifa bu fi nekkee diir bi mu fi nekkee 2012 ba 2021 du ñaari fan est-ce que c'est raisonnable acceptable tey ji ñu nekk pour xeex ndóol gu tara ci biir réew mi loolu rek daf ko disqualifier complètement ci programme bi mu wax ma ñëw nag si pourquoi ma def choix boobu xam nga dañoo ni dañuy soutenir ménage yi parce que nit ñi il faut que ñu réfléchir lan moo leen génn ci mbedd mi bi ñu songee Auchan yi déggoo fenn ñu ne toj nañu kees ga li nga dégg mooy yegg nañ ca ceeb ba yegg nañ ca diwlin ja yegg nañ ca meew ma il faut que ñu jàng ko tey jii boo dugalee loolu ci biir famille yi da lay permettre ni durant 7 mois yooyu nga teg ay programme yu leer yoo xam ne mënees na ko mesurer mënees na ko natt mënees na ko xayma yoo xam ne mënees na ko topp mu doon programme yoo xam ne day indi ay emploi yu sax ba pare emploi yoo xam ne day tax nit ki yëg ci boppam ñu nga lan moo yàq réew mi saa yu ñuy noddee mbir yu demee nii ce sont les mêmes c'est comme le secteur de l'agriculture depuis indépendance saa yu ñu waxee subvention ce sont les mêmes ñooy jóg taxaw teg seen système wër état bi récupérer liy jiwu récupérer liy subvention jëriñoo ko ba pare la nga xamee ne mooy cible bi muy mbéykat bi du mujj lu dul rek di tàllalaat loxoom wala di gën a surendetté wu c'est pour éviter précipitation bi nga xamee ni moom laa gis ci démarche bi ñu am muy une démarche quasi politicienne ndax urgence mooy xale yi dañuy jooy liggéey il faut que ñu fatt seen i nopp ak seen i bët ci li nga xam ne mooy ay liggéey loolu sérieux wul parce que am réew bu ñàkkee ba ñàkki li war mooy li na wolof naan gumba war na tal leneen lu dul tebiteen ce qu'il nous faut tey jii mooy sérieux dellu siwaat ci réew mi reddition dellu siwaat ci réew mi boo nee programme ak projet d'emploi il faut que ñu mën koo natt mën koo xayma natt ko du début à la fin parce que impact bi mu war a am
moo war a tax bu ëllëgee ñu génn ci ndóol bu tax gi nga xamee ni moo bëgg a yàq Sénégal. et loolu moom la ñu amul benn yoon visibilité. ci programme bi nga xam ne lan moo ci seen taxawaay puisque laaj naa la ko muy dañu leen di waxal ne opposition boo xamante ne bëgg nañu loolu communiquer bëgg nañu dajaloo mais am na ci ñoo xamante ne da nga leen di seppi kese mais opposition bi lu ci ëpp dafa am ñoo xam ne jàpp nañu ne opposé wu leen ba ci ki bokk ci yéen di Barthélémy Dias yëkkati na ko fii ay kàddu que amuñ ñun opposition qui s'oppose lan ngay tontu ci loolu pour peut-être. xam nga du ma commentaire sax si li si Bart wax ndax xëy na yëg-yëg sensation personnelle am la mais li may wax mooy dafa am ñaari phénomène yoo xamee ne waruñu ko perdre de vue diiru mandat wu Macky Sall bi li ko njëkk a caractériser mooy ku fi am baat ku nekk tuumaal nañ la régler sa compte liquider la boole kaak battage médiatique boo xamee ni ak pression sociale boo xamee ni bu nit waxee ak loo mën a wax ak lu mën ci taxawee dañ naan li mu ci bokk la tax li mu añaan li dafa añaane mbir mi donc on a une mauvaise perception de la politique et une mauvaise perception de l'acteur politique et souvent sénégalais yi ala boog lenn ci pouvoir bi dañuy daal di jaawale ki nga xamee ni dafa yor lenge yi di jël ci àll réew mi war a jëf ak ki nga xamee ni mission wu alerte la yeete ak avertir donc acteur politique bu nekk ci opposition kenn mënu koo bañal cër wi nga xamee ni mooy topp gouvernement bi di xool ak di xayma jëf yi muy def pour mën a yee doomu aadama yi ba pare arrêté leen ci dérive yi nga xamee ne moo fi am à ce jour aujourd'hui Macky Sall tenté na lu mu mën a doon pour faagaagal opposition ba nit ñi sax yaakaar nañ ni opposition amu fi mais wax naa ko benn yoon dinaa ko rappeler nee naa opposition ak boppu xale lu góor ñoo yem boo xuufee ba defee ni jeex na sa lay saxaat te yii ñëw mooy gën a wér mooy gën a dëgër mooy gën a intransigeant gis nga réew et Macky Sall l'a appris à ses dépens boo atomiser opposition bi ci bañ leen yéen ñëpp yéen a ko fekkandoo ndakaaroo kenn mënatu fi am salle boo amee conférence de presse kenn mënati fii ci mbedd mi wala ci feneen am fi autorisation lu dul rek gannaaw bi ñu reyante ba ay nit dee si la ñu commencé ubbi vannes yi pour nit ci mën ci am situation yu mel noonu peut-être à tort ou à raison mooy dugal ci xelu nit ñi ñu defee ni nit ñi amatuñu sañ-sañu taxaw mais bi keroog problème bi taxawee ba sénégalais yi ak opposition ba ñëpp mborbandoo jóg on est certain que ni réew mi ña doon bañ démb ak bërki démb ba léegi ñoo fi bañ nëbbul démarche am moom moo fi waxoon ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression est-ce que opposition boobu ba muy wax loolu itam bàyyi na xel wax ji est-ce que jëloon na ay matukaay yi war itam ngir bu ñu tollee ci situation boobu moom it mu xam ni muy taxawee xam nga li ma am di ko wax Mouhamed mooy wolof dafa ne bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër ñu mel na man par exemple depuis ba ñu nekkee ci politique te du man rek kenn mosu leen jël benn yoon boo xamee ni wedd nañu seen kàddu nee nañu waaw déet wala ñu ni déet ñu waaw ils sont constants te fii nga xamee ne moom laa bëgg insister il faut que sénégalais yi gëm ni ñun ñi ñëpp suñuy baay yi ak suñuy ndey yi ak suñuy nijaay yi ñoo ñu gën a jub ñoo ñu gën a patriote bu ñu kenn gëmloo ni opposition amatul nit kuy bañ amatu fi parce que ce sera la fin des haricots pour tout le monde li leen intéressé si seen stratégie mooy bëgg a maas nun ngi ne ñëpp a yem ñëpp ay opportuniste lañu ñëpp ay transhumants lañu ça légitimise quelque part seen place ak seen taxawaay ci biir réew mi et je pense que ni képp koo xam ne observateur bu averti nga mën nga benn mën ngay wàññi ba ñaar fukki nit ci opposition bi yoo xamee ni depuis ba léegi lañ doon bañ démb ak bërki démb moom la ñuy bañ et il faut que sénégalais yi prêter attention ci ñooñu parce que bu demee ba tànn di jot sénégalais rek moo mën a régler le problème te ni mu koy régler mooy def un choix juste et un choix boo xam ne daf koy très bien alors ñu wax ci itam